mais 100% day yàq làmb wala day defar làmb. loo bëgg a wax ci 100%. comme tey par exemple parcelle. am na waaw 100%. leader yi fi nekk joxante loxo. yaa ngi comprendre Pikine leader yi fa nekk joxante loxo. Guédiawaye leader yi fa nekk joxante loxo te pourtant leader yooyu di joxante loxo am na si ñoom ay adversaires potentiels yoo xamante ni bu leen làmb tëggoon làmb ju neex lay. non am na ñoo xam ne amul sens am na loo xam ne am na sens aussi parce que aujourd'hui tey ñaari mbër yoo xam ne kii mu ngi dëkk Pikine kii mu ngi dëkk Guédiawaye nga ne duñu bëri te bokkuñu dara suñu bokkee d'accord mun naa wax ne dañu bokk mënuñu bëri mais suñu bokkul dara war nañu mën a bëri séeréer yi dem nañu bëri seen biir fu mu nekk te écurie boo gis Dakar mu nga wax ne séeréer mu nga fa donc ça veut dire que séeréer yi mu ngi seen bëri seen biir. parce que léegi donc olof yi war nañu mën a fu ne léegi am na 100% te pourtant ñooñu di 100% bu ñu bëree woon am ñoo xam ne ay adversaires yoo xam bu ñu bëree woon seen biir dina mën a. non fu nekk amul 100% parce que ñun séeréer yi séeréer boo gis rek. non comme banlieue bi quoi. banlieue bi ci banlieue bi laa la wax am na suñu xale yi yoo xam ne comme par exemple Sita séeréer la. waaw donc boo yu bëri ay séeréer lañu te pourtant ñu ngi bëri seen biir donc je ne vois pas les raisons que par exemple nga wax ne fii laa dëkk du ma bëri ak kii. parce que bu ñu xoolee jamono yi la ñu génn Modou Lo bëre na ak Papa Sow bëre na ak Zos te pourtant instant bi ay relation yu particulier la ñu am. enfin seen relation franchement xaw ma nu mu toll mais am na loo xam ne mënul yàq combat. am na loo xam ne mënul yàq combat. est-ce que yow d'accord soo nekkee xale amuloo benn liggéey lu dul loolu. te je pense que am na loo xam ne warula téye nga bëri ak sa morom parce que du ngeen ay ennemis. ay adversaires ngeen. xoolal nit day bokk nit ndey ak baay kii di football fële kii di football fële match bi jeex ñu langante. ànd bokk reer. donc aujourd'hui làmb adversaire bi nekku leen ay ennemis mun ngeen bëri. yàlla su defee kenn daan nga accepté ne comme par exemple yow dañ la daan rek keneen ki accepté ne yàlla moo ko jox ndam beneen yoon yàlla dina ma jox ndam mu jeex. tey ku ci mel ni tey Papi Général duñ fi toog ba jóge te ñu gëj ko gis mu wàcc te duñ ci waxtaan ak yow Papi Général lan moo ko téye. Papi Général li ko téye mënuma ci dugg profondément parce que gis naa ko gis man dama wax ne défaite warul tax nit démissionner. mais il faut nga am làmb il faut nga am volonté def ay sacrifice su ma jumul mi nga bëgg a wàcc digganteem ak Quench. waaw donc je pense que làmb dafa am ay critères yoo xam ne da nga ko respecté soo ko wàccee yoon boobu rek yaa ko gisal sa bopp waaw loolu la. tey ku ci mel on dirait pas que Papi Général amul technique kenn mënu la wax ne amul technique waaw nu mu toll. amul ku mu waaw amul ku mu mënu la daan donc lan moo des. sérieux topp yoonu làmb làmb dañ koy topp waaw. tey ku ci mel ni beneen champion bu ñuy wax Dame Sène jugee ci défaite digganteem ak Bébé Diouldé ñu jël ko jox ko Nandi Fall bu Grand Yoff. waaw est-ce que suñu papa maa nga yëg na làmb jooju. waaw làmb jooju yëg naa ko mais dérangé wu ma man Mor Ngeen bu ma daanee Double Less laa dem tënk. dem tënk Double Less donc mbër bi su ñëwee adversaire am y a pas de quoi que dama jógee ci défaite ragalaat ne kii mun na ma daan. mais est-ce que loolu du doon pression ci moom. amul pression da nga gëm sa bopp su fekkee nga ngi def sa liggéey da ngay gëm sa bopp. soo gëmee sa bopp ne comme par exemple dama war a nekk champion. donc doo xalaat pour benn par benn nga di jël ay nit. mais loolu mooy yoon. bëri c'est un laps de temps man dama am métier. je suis un moniteur des sports loolu laa doon def Saint-Pierre laa doon jàngale jógee Saint-Pierre ñëw école police comme moniteur des sports fa laa retraité donc mbër bu amul métier risque la parce que su ngeen nekkee 40 lutteurs da ngeen xalaat ne juróom ñi rek ñoo mun a réussir nekk ay champion te sax damay dégg ñu ne 10 yu ne kenn lay gunge. voilà donc aujourd'hui xale yi mun nañu jàng métier képp ku nekk suma école yaa ngi jàng métier soit nga nekk chauffeur soit nga nekk maçon soit nga nekk menuisier ñoom ñëpp ñu toll donc ku nekk am na lu mu am ñoo xam ne ñu ngi jàng donc loolu la ñu war a dem état bi aussi dimbale école yi mu gën parce que xale yi yooyu jàngal doo ci am dara yow yaay par exemple man yow yaay jël sa oto dem di waxtaan ak xale yi dem di entraîner en franc doo ko am xale yu ndaw yi balaa ñu am combat 100 000 francs la ñu am 150 000 francs lan nga ci mën a jël ci loolu dara dëgg la papa ñu ñëw ci combat Modou Lo
ak Ama Baldé tey boo amoon pronostic bu ndaw boo ma ci defal lan lay doon. dama wax ne combat boobu duñ ci waxagum dara. pourquoi duñ ci waxagul dara ku ko waroon a rek dafa amoon yéene defal sénégalais yi benn fête. mooy Luc Nicolaï kon fu mu nekk dem ci dugg ci combat ñaanal kooku pour mu génne fu mu nekk mooy prioritaire pour ñu ñaanal ko pour mu génne fu mu nekk loolu rek la am lu ma wax. waaw xanaa ñu ñëw kon ci combat Papa Sow ak Siteu rek xanaa boobu moom di nga am loo ñu ci décortiquer. waaw combat Papa Sow ak Siteu décortiquer dafa teel. waaw date bi kañ la. tey selon date bi kañ la ñu ngi jëm le 5 avril. waaw le 5 avril. Pape Abdou Fall moo ko décortiquer. waaw le 5 avril. est-ce que tey làmb jooju am na favori. non làmb bu amul favori amul làmb boo gis rek am na favori. mais balaa nga mun a wax favori dëgg. ba xaar bi bés bi jëg ba xool état booy yi ku nekk ak état am nga mun a joxe favori. mais moins de 2 mois moo ci des. moins de 2 mois bari na 2 mois bari na. bari na trop. kon mu mel ni loolu la ñu cërale woon ci waxtu xanaa kon ñu bàyyi rek bu combat bi gën a jege si. incha allah rabi ñu defaat dérangement def déplacement ñëw seet si ko mu am lum ñu ci. tegal lum ñu ci tënkal. ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé diggante Papa Sow ak Siteu. sunu papa Manga ku ne xam na ne porteur de voix nga ñu bari dañ lay déglu ci réew mi fi mu toll ray yi bari na boo amoon message booy lancé rek surtout sa ndawi réew lan lay doon. di leen encourager immigration clandestine bi ñu bañ a def liggéey bi du question liggéey di bureau rek moo liggéey bari na mun nañu liggéey maçonnerie menuiserie maraîchage mu ngi fi élevage mu ngi fi donc liggéey bu bari mu ngi ci réew mi kon mun nañu concentrer ci ku nekk xam ne lii mun naa ko def su ma ci amee su ma ko defee dinaa ci am dara donc ba boobaa agression yooyu yëpp nga gis dina wàññeeku mortalité yi nga gis aussi ñu ñaan le président de la république mu gën ñu yokkal sécurité bi. surtout waaw mu gën ñu yokkal sécurité bi nit ci aussi seen bopp seen sécurité nit dina dimbale bopp nit ci dimbale seen bopp. waaw doy na waar mais dara mooy indi loolu dara booy indi loolu dañoo jëm ko xool ba loolu bañati am parce que nit fekk la sa kër dara moo tax mu fekk la sa kër. nit rëy la dara moo tax mu rëy la. mu mel ni Ali lu ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu bàyyi suñu papa Manga rek mu tàggatoo ak waa réew mi lii tamit suñu ko mënee kiyal tamit. waaw mooy yéen a koy waxal seen bopp parce que déjà su ngeen ñëwee fii fekk ma am benn gala de lutte pour dimanche. incha allah yaakaar naa ne war ngeen ko wax. ma nekk en partenariat avec la Ligue sénégalaise de droits de l'homme. ànd si ak maître Assane Dioma Ndiaye. thème bi mooy lan. mooy dans le cadre de promouvoir l'emploi des jeunes. wax naa la ko sànq. am na solo et de lutter contre l'immigration clandestine. dëgg la loolu lu doy waar la suñu xale yi yëpp soo leen gisee ñu entré ba fees. dem ci gaal yi loolu musiba la. dëgg la donc ñu waxtaan ci. donc loolu moo tax ñu def gala bi mu nekk gala exceptionnel. rawatina nag Mariam Ndiaye. de la DSTV. moom nañu jagleel drapeau bi. donc ma yaakaar ne képp ku nekk jigéen rek. war nga ànd si ak madame Ndiaye. ñëw ci bés boobu ci arène Adrien Senghor de Grand Yoff xale yi nag ñu ngi leen tegal 1 million foofu. 1 million waaw te ngi leen di ñu compétir 1 million poids lourd poids léger. non confondu. benn pour binu rek la on a besoin de 64 lutteurs. 64 waaw lutteurs ñu ñëw binu rek. ngay participer incha allah mais am na animation boo entre 1500 2500. kan moo koy animé. waaw Ndeye Fatou Adama Jali moo koy woy. incha allah waaw ku ñu wax Maodo Faye moo koy tëgg. mooy tam donc démonstration bi dina bëri foofu lool. culture dina bëri foofu animation dina bëri foofu. incha allah kon nag amateurs yi. nitu làmb yi ñu ngi leen di woo bés boobu dimanche. incha nga allah ñëw ci arène Adrien Senghor. ci làmb incha allahu rabbi kon ñoo ko déggandoo suñu papa Manga ngi noonu mu ngi jëm dimanche bii ñu jëm foofu ci Adrien Senghor. milieu làmb daal na ñëpp ñëw ku fa ñëw incha allahu rabbi di nga gis cosaan. di nga gis aada di nga gis lu ne ci wàllu làmb ndax sunu papa Manga de moo xewle. ñu bàyyi sunu papa Manga rek mu tàggatoo ak waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir sunugal24.net. waaw di leen gërëm di leen sant di gërëm képp ku nekk amateur làmb képp ku nekk fans Manga 2 képp ku nekk supporter Manga 2 maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen woo le 9 février. incha allah dimanche bii di ñëw ci arène Adrien Senghor ñun ñëpp ñu seetaan xale yi
ñu bégal suñu xol incha allah ak jàmm.